mbokku téléspectateurs yi ñu leen di remercier lu bari émission bi seen émission la yéen consommateurs yi ci li ngeen bëgg ci yooyu la ñuy dox kon nag 4e numéro mu nekk sujet bu am importance waaye balaa ñu ci ñëw du ma def lu nuyu suñuy invité may nuyu nag Momar Ndao Ascosen di partenaire ci émission bi ma la nuyu lu bari Momar. maa ngi lay fay Mati di nuyu li ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu Sénégal yi seetaan ak waa bitim réew yi seetaan yëpp. Voilà ñu nuyu aussi et ça me fait plaisir am vraiment benn médecin ci plateau bi Momar donc elle est dermatologue mi ngi nekk hôpital Fann di docteur Lalla Fall donc Fall na ni ma la nuyu lu bari. merci Mati maa ngi lay fay di la remercier beaucoup ci invitation bi di nuyu ñu ma bokk plateau bi voilà. donc li nuyu aussi mun naa ne sama partenaire la moom aussi Pape Ousmane Cissé POC di nuyu lu bari Pape Ousmane naka màggal bi wala ndax da ngay jublu ci gàmmu gi. waaw jóge nañ ci màggal bi donc ñu ngi ciy profité sax di ziare njabootu Cheikh Abdoulaye yëpp di waajal nag incha allah gàmmu bi Tiwaawan lay doon Medina Baye ak yeneen bërëb yu mel noonu donc di profité di nuyu waa ziare xalifa généraux yëpp ak waa kër Cheikh Ibrahima Niass di profité également di nuyu askan Sénégal yi ñuy seetaan ci émission bi SOS Conso di nuyu également suñu invité yi nga xam dina bàyyi kàddu gi. est-ce que sama rakk ji nu mu doon ji POC loolu wax di rafet na laalaal na chef religieux yëpp loolu lañ bëggoon kon nag di aussi nuyu mun nañ ne émission bi weesu laaj nañ ma ko lu bari donc Aïda bëri bagage Jaxate Aïda Jaxate maa ngi lay nuyu. waaw Mati maa ngi lay fay. di nuyu sama mbokk yi toog ci plateau bi. di nuyu ñëpp nag. donc Momar bëgg naa balaa ñuy dugg ci suñu sujet tey jii ñu def tuuti fàttaliku émission bi weesu yan mun naa feedback bi. waaw feedback bi en fait mooy ci loolu tur anglais la mais ci olof mooy. waaye voilà ni ko ñu gisee jàngat bi ñu ci am. man jot naa ci ay réaction yu bari. mais rafetlu nañ émission bi parce que dañu wax ni émission bu am solo la ndax lu nit ñi di dund la. mais waxtaan nañ waxtaan wu rafet wodd nañ wax ji. surtout ba tax na nekk na lu ñu mën a seetaan. donc je pense que loolu moo nekkoon objectif bi fexe ba yee nit ñi. ndax fii ci Sénégal yu bari duñ ko mën a waxtaanee. et sujet tabu lay doon ndax waaw ndax suñu teggin suñu yar suñu kii day tax ba daf ñuy bloqué ci yu bari. mais itamit lu ne aussi boo koy wax tam ñu seet ñu ko oddee donc te wodd nañ wax ji ba tax na daal. ñëpp daal seetaan nañ ko ñu ci bari jàng nañ ci man ay jigéen yu bari woon nañ ma sax ma laaj ay conseils et tout ça kon nekk na loo xam ne jàpp nañ ne lu ñu waroon def la et puis lu am solo la itamit parce que tam c'est important. te lépp lu ñu nëbbu aussi bañ ci waxtaan da ngeen ay gaañ-gaañ mun nañu wax. donc on a été responsable. waxtaan nañ ci amul benn vulgarité. donc ma leen ci remercier encore une fois aussi di la laaj Pape Ousmane naka nga jàngatee émission bi parce que nit ñi naka lañ ko jàngatee. effectivement comme lii moom wax. effectivement ñu bëri rafetlu nañ ko mais am na ci tamit beneen wàll boo xam ne man ci ñi ma jot ci ay feedback ñu ma woo am na ñu ma wax ne ñoom xamuñoo ne groupe yu mel ni existé na. c'est ça benn donc yeete nañ ci quelque part. exactement am ñeneen ñu ma wax tamit am na benn soxna soo xam sax ñu tudd turam mais fa la lay liggéey teeru bi. mu ne ma lii de moo tax kon góoru Dakar yu bëri di dee la dee. loolu la ndax dañuy utiliser ay produits yoo xam ne wala boog dañuy utiliser produits yoo xam ne duñ ko yëg. duñ ko xam léegi finalement yenn conséquences yu mel ni day jóg. am na yoo ñu wax loolu mais ci intervention yëpp li ma ci gën a retenir. te li tax ma retenir ko mooy ki ko wax posté ko. benn pharmacien. donc sur Facebook la ma ko posté sama biir. wax ma ne que suivre na émission bi d'ailleurs sax daf ko suivre ba pare. xam naa mu gis sama tur ak yooyu. kii ko Facebook bi envoyé ma invitation sur le champ ma accepté ko. mu bind si sama mur ne ma seetaan naa seen émission bi mais li ma ci gën a neex mooy tournure bi nga xamante ne moom ngeen ko tegee laytaay ko. nit ñi xam ne on a été responsable nit ñi xam ne li ngeen bëgg a wax. te amul benn vulgarité et puis message bi jàll na. mu ne ma li ma ciy doole rek mooy Sénégal yu bëri xamuñu impact bi yenn produit di def ci nit ñi maanaam santé publique la. lii menace la ñu bëri ci askan ñi nga xam ne ko utilisé mu ne ma ci ëpp il faut nit ñi delluwaat ci fajkat yi ñi ko xam su ko defee moom bañoon ne peut-être am na ci yenn produit nañ ko utilisé mais dinañ leen mu xamal naka lañ mën a def utilisé te du am ngaañ wala boobu ngaañ bi du doon comme ni ñu koy gisee ay crise cardiaque wala kii li nga waxee sax yu mel noonu yëpp ci am mais daal nga gis ne que ni d'une manière générale rafetlu nañ le fait que on a posé le débat et puis on a été responsable ci façon bi nga xamante ne waxtaan bi amee na ko li ci des nag bon
te loolu mooy suñu devoir sax ci télévision aussi mooy éduquer di leen divertir mais éduquer aussi mais personnellement te xam naa plateau bi aussi di leen partager sama avis moom mooy il faut que ñu remercier encore une fois Aïda Diakhaté ci courage am ak surtout franchise bi mu àndaloon jour boobu parce que c'est pas évident ci dëkk bu mel ni Sénégal nga taxaw ne dëgg la lii ak lii man de dinaa koy jaay waaye lii ak lii moom mooy samay raison lii ak lii kon nag Aïda Diakhaté man je tenais vraiment remercier ko te personnellement aussi am na aussi ay nit ñi nga xamante ne remercier nañ ko moom ci boppam parce que yéen a leen kon nag Aïda aussi bëgg naa am xam aussi feedback bi nga am ci émission bi mais encore une fois Africa 7 fii moom c'est moo fi nekk. voilà donc ñu ngi lay remercier lu bari ci émission bi weesu lii moom mooy jàppale askan bi. parce que aussi lii ñu bëgg mooy yee askan bi. waaw ku xamul rek. voilà donc yow ban jàngat moom nga gis ci nit ñi lan lañ la wax ci émission bi. mooy ñi ma ci wax lu façon bu nekk parce que da ngay gis nit ki am ñoo xam ne dañuy xool côté positif. waaw am ñoo xam ne dañuy gis côté négatif. ñoom lu ñu nëbb rek lañu bëgg. waaw parce que dañuy nëbb daal. bëgguñu nga feeñal waaw mais am nañu mer am nañu kontaan am na ñoo xam ne gisuñu ci dara lu ñaaw. am na ñoo xam ne duñu comprendre wala ñu xam ba pare. di kii daal. mais amul problème. mais lii daal thème la boo xam ne sujet la boo xam ne ñëpp am nañu bëri 100% yëpp 90% yi. rafetlu nañ ko. loolu rek moo ëpp solo. waaw ba États-Unis fépp da ngay gis ñëpp di woote ñi di wax ne waaw fépp Paris ñi ma xam ñi ne Nantes ñëpp di woote Aïda ñun xamuñu woon lii ay góor ñii jigéen mais xam nga rek ku nekk daal ñi dañuy nangu ñii di bañ mais sant yàlla daal parce que boo defoon dara lii day wane ne kon nit ñee ngi gis daal nit ñee ngi seetaan tamit parce que tamit nit ki bu fekkee da nga am ci loo nekk wala dugg ci dara ñëw posé ne lii maa koy def léegi nga mu leer ne da fekkoon nit ñi xamuñu wala dégguñu wala gisuñu mais da lay leer na kon nit ñi nga doon xool parce que xool gi ñu xool moo tax ñoom ñu am audace woote kon loolu rek dama ciy kontaan tamit parce que man ñi mer toppatoo nga leen man damay xool li nga xam ne man mooy sama kii docteur la ki mooy Aïda bu di bëri bagage Diakhaté donc lu def lu dul seetaan benn micro trottoir également sénégalais yi mën naa ne émission bi seen émission la naka ngeen gisee émission bi Pape Ousmane Cissé doxantu na ci benn Dakar bi ñu xool reportage bi produit yooyu moom dama koy dégg rek ñu koy wax Sénégal mais sincèrement li ma ci dégg daal li ma ci xam daal mooy baaxul parce que boo koy jël au fur et à mesure ngay màgget xam nga noonu ngay ñàkkee doole da ngay dem ba li nga mënoon dootoo ko mënati donc man daal j'aurais préféré ma bañ ko jël daal. Produit aphrodisiaque yi man je suis pas d'accord pour utilisation parce que non seulement ça crée des effets néfastes pour la santé. Et puis nit da nga war a def lu naturel tu dois pas être versatile waroo tricher ak nit yi looy def lu nekk lu naturel lu baax parce que yàlla bëgg ko suñu religion bëgg ko defal lu baax loo xam ni c'est bio loo xam ne du la indil benn conséquence bu néfaste. yooyu garab li ma ci xam moom mooy am na mais nag am na côté boo xam ne d'accorduma ci mooy jigéen ñi li ñuy def di ci def ay café wala di si def ay lekk wala yooyu man loolu d'accord ma ci garab pour yokk sa ngóora am na suñu garab yi nekk si réew mi fii lépp a ngi ci lépp am na ci li ma ci xam mooy képp ku bugg a yokk sa ngóora yow góor nga am na fi ngay dem am na garab yi nga man am na ñi ko xam am na ñi ko xamul mais boo xamul da ngay dem si ñi xam ñu jox la nga def. ginnaaw bi ma ko seetaanee kañ maa ngi gis ne produit aphrodisiaque yooyu ñu utiliser baaxul daal ci benn côté parce que man foog naa ni nga naturel moo gën lépp daal parce que bien vrai que ni boo ko utiliser dina la tax nga am benn rapport bi ak sa borom kër mais tamit dina tax tamit pour man daal nga naturel moo gën. parce que daal nga def ko sans naturel tamit dina dem ba benn moment di nga gis que ni dina am lu muy changer tuuti si yow par rapport ak sa borom kër. li ma si xam mooy que produit déjà temps yi dafa bëri si dëkk bi damay gis gars yu bëri di ko utiliser surtout góor yi noonu bon gis naa ni bon dafa am ay effets secondaires yu bëri parce que gars yi bon dès l'instant yi ñu koy utiliser tak ci saa si am na ñi nga xamante ne mën leen jox résultat ci saa si mais am na ñi nga xamante ne bon. après day am lu mu jur ci seen yaram quoi parce que doon li nga xamante ne dafa dangereux quoi am médecin yu bëri seede kii nu mu tudd seede nañ ko baaxul quoi yaa ngi comprendre man ma gis mooy góor yi ko utiliser déjà balaa ñu utiliser loolu dañoo war a dem hôpital saytu seen yaram xool affaire carrément fan la situé quoi. conséquences yi kenn mënul xam lu mu doon parce que
mën naa am yenn yi ay produits chimiques la du produit yu naturel te produit chimique ku ko xam ne carrément lépp lu mu lay andil du effet yi nga xam ne léegi nga koy gis da ngay dem ba après mu andil la ay conséquences yu néfastes yoo xamante ne amul benn je crois que amul benn utilité. produit boobu boo nekkul li gën ci góor parce que say doole su fekkee da nga ko forcer utiliser ko ba mu passé fa nga doon dem alors que mën na laa indil problème ci kanam soo xawee màggee tuuti parce que soo demee ba amatoo ko yow dootoo bokkati balaa caa nag nga def sa naturel rek nga mën a dund ànd ak jamono. loolu moom baaxul waaye nag am na ñoo xam te nii loolu moo leen arrangé ndax boo dee ñaar ak ñett ak ñeent sa doole nga utiliser ko ci sa ndaw boo dee sa mag day feeñ ndax loo ñàkk sa ndaw boo dee sa mag da nga koy gis moo tax jigéen di ko utiliser waaye bu fekkee nag maanaam yow da nga téye sa bopp boo sa yor sa soxna yem ci du jël nga ut loolu waaye fekkee nag yow da ngaa dox sa ndaw ba nekk mag takk say soxna mënu leen dara il faut nga ut loolu jigéen ñi nag loolu it moo leen dugal ndax bu jigéen mënu ko yor jël kër ndey kër bàyyi andi ko mënuloo ko dara loolu jëkkër mooy tax muy taxawaalu ba fekkee da ngaa mën sa côté andi ko sa kër mën ko lépp lu dem tax jarul ngay wut ay comprimé di ko naan. jigéen ku ko jox sa jëkkër bu ko naanee yow loo nekk ñetti at ak ñeenti at daan ko xëy di ko def benn suuf nga gis changement war ngaa xam ne li nga lekk tey la wala li nga naan tey la ndax su doon saa boo naan ndox sa biir métti boo xëy nga naan ndox joxam ndox nga naan ko sa biir métti li nga xam ne ki la jox ndox mi ci nekk jaaduwul waaye bu la joxee ndox nga naan ko dara newu ca fekkee da nga sa jigéen gis changement nga xam ne lii noonu la. kon nag Sénégal yi ñu ngi leen di remercier lu bare donc loolu wane na Pape Ousmane que ni seetaan nañ émission bi avec intérêt mais docteur seetaan nga micro-trottoir en tant que médecin en tant que femme naka nga gisee aphrodisiaque bi te jamono yi ñu lëmbee. merci Maty donc damay wax d'abord en tant que médecin parce que produit yi ñuy utiliser la déjà ñi koy jaay xamuñu ban composition la am te aussi nit ki nga koy jox muy sa jëkkër feebar bu mu am peut-être ba wàllu sëyam du demee noonu peut-être facteurs yi bëri na stress bi mën na ci bokk feebar bu nekk ci biiram mën na ci bokk léegi boo ko joxee garab yooyu noonu aphrodisiaque yooyu utiliser ko mën na am leneen mu décompenser ci yaram bi indil ko beneen jafe-jafe donc am na problème trop famille yu bëri aussi dañ leen di influencer ñu ne ah man sama jëkkër lii laa koy jox jëlal lii dina baax naa donc influence la automédication voilà nga conseillé la ko ne ko jëlal lii baax na ci yow loolu daal vraiment man je le déconseille sa góor daal sa borom kër bu fekkee am na jafe-jafe ci wàllu sëy na nga dem ci ñi nga xamante ne docteur yi ñuy faj affaire sëy ñu urologue yi nga dem ci ñoom ñu conseillé la ñu xool bu fekkee problème mu ci organes yi la wala problème ci xel bi la donc loolu yëpp ñu mën nañ la conseillé jox la ay traitement yoo xamante ne ñu gën ci yow la voilà ci wàllu jigéen aussi yi utiliser aphrodisiaque yi problème la parce que jigéen mu bindoo jigéen dafa xóot bu xas ba dugg na te kiiwu jigéen kanam jigéen muqueuse la lu ci xas ba dugg dafay dugg donc mën na la indil problème ay allergie nga am ay réaction mën na indil ay infection te yàq sa bëtu jugukaay indil la ay problème cancer yu donc man je vois que des problèmes jigéen aussi boo bi nga xamante ne am nga problème maanaam yaa ngi am nga doom yu bëri dem nga ba xaw a yaatu et cetera am na ay reconstruction ñuy def ci gynécologie pour permettre da nga mën a sëy normalement ak sa bopp donc lépp nañu jéem a jege médecin yi wala structure de santé peut-être yëf yi yombul tout le temps peut-être produit bi je sais pas combien lay jar moo gën a accessible loolu aussi je le comprends mais nga jege ji un spécialiste de santé pour conseiller la moom moo gën donc débat la boo xam ne c'est très important waruñu leen critiquer mais war nañ leen sensibiliser donc par rapport ak danger yu bëri en tant que femme je dis que il faut rester naturel parce que yàlla bindee nañu loo xamante ne c'est naturel jigéen aw na jigéen moom mooy raxas boppam moom mooy raxas boppam yow da ngay yokk rek moom mooy hygiène intime ngay set di sol ay sous-vêtements yu propre xam nga boo gisee sa règle ngay set voilà voilà c'est ça qui est important waaw bu dee ci wàllu góor aussi ngay lekk bu sell di def sa sport am vraiment benn hygiène de vie bu sell donc naturel bi daal dara parce que yàlla suñu borom moom créé na lépp normal dëgg la tey nag sujet bi dermatologue la
mbirum xeesal bi jamono ji lëmbee na dëkk bi xeesal bi jamono ji mun naa ne am na ay techniques yu bees fu mu nekk daal xale yi moom xees pecc ci kaw ba ci suuf léeg-léeg sax da nga daan gis ay yenn yi xaw a ñuul léegi xees pecc nee nañ piqûre baa ngi fi nee nañ comprimé yaa ngi fi ak leneen ak leneen ampoule yaa ngi fi amoon na ay jamono sax daan na gis publicité xees pecc ñuul ko jamono yi sax gis nañ ni ñuulaay teint noir ñëwaatoon na en force mais jamono yi lan moo waral weex tàll bi daal nekkul sax xees mais weex tàll waaw docteur balaa may jox kàddu bi ay dajaxate góor ñu mujjee xanaa te góor ñu war a mujjee tey. waaw je pense que góor yi sax am nañ seen part de responsabilité. waaw loolu dëgg la. ay dafa ñu wax loolu après jigéen ak góor la rek. jigéen ak góor la je pense que ñaari part de responsabilité la c'est vrai que phénomène la bu grave bu xew léegi. te li ko gën a indi c'est problème de communication médias yi publicité yi. ak bëgg a toppandoo peut-être les afro-américaines yi. waaw wala européens yi nga xam ne les africains vivant en Europe. produits yooyu c'est vraiment dangereux ndax ay médicaments la. produits yooyu ñu utiliser nga xam ne da ngay xees ci kaw ba ci suuf c'est des médicaments destinés à autre chose. ça c'est vrai. c'est des médicaments loo xam ne prescription médicale la maintenant garab bi dañ ko détourné ci li mu war a faj. kon su ma la coupé wul moom mooy mbirum publicité yow publicité jamono yi parce que gis nañ ne publicité yi temps yi surtout bu série yi war a commencé di am wala yenn émission yi dañuy publicité ay mbirum xeesal. te li ma gën a métti mooy parfois boobu quand tu viens en Europe tu sais que kii elle est métissée kii c'est une métisse mais dañ ne voilà produit moom rek nii. donc publicité mensongère la loo xamante dara du ci dëgg bu xees naturellement nga jël ko ne ko produit bii moo ko xeesal. les gens tamit dañ koy gëm. dañ koy gëm te li ñu gën a gis xanaa dinañ ci ñëw ci catégorie femmes yi di xeesal. waaw c'est des femmes intellectuelles. c'est des femmes intellectuelles. waaw ñoom ñooy xeesal. d'après étude bu ñu def dans un service de dermatologie polyclinique. c'est des femmes intellectuelles des étudiants. ay élèves âgés de 15 à 45 ans. waaw ñooñu ñooy faral di xeesal. donc xam nañ produit bi lan la. xam nañ lan mooy danger bi te dañ koy utiliser. waaw ci plateau bi de am nañ suñu xarit bu baax sax waaw day bagage lool defe naa ne dangay xaw a leeral tuuti de Aïda. waaw man xeesal na. Aïda day xeesal c'est-à-dire que man lii tax Aïda mu bees ma xam nga moom ay mais nit ki loo nekk da nga koy wax rek. dëgg la dëgg la xam nga tey jii su ma nee leen du ma xeesal suba nga gisaat ma ñuul. am na ñu koy def nag. day doy xeesal de. nga ne leen parce que man dama bàyyi xeesal 3 ans xam nga dama bàyyi xeesal 3 ans. toog parce que xam naa ne xeesal dafa am ay conséquences. am na ay loraange yu ci nekk. mais tamit jékki-jékki waat duggaat ci. mais lu tax loolu. mais doo comprendre parce que yow da ngay ñuul nga gis ne carrément man dama ñuul. mu leer na leen ñuul bi moo gën mooy indi wér. parce que lii la juddoo. du la ñuul kukku daal. mais teint naturel la. mais nga jékki-jékki nee na nit ki loo bëgg a dugg su fekkee ne xamoo kooku xamul. mais ki jot ba dugg. pour mu génn ci matt du yomb de. mën nga pause nag parce que am na loo gis ci àddina am na loo xam ne moom boo ca posé da ngay jékki-jékki mu leer na ne ëllëg di nga duggaat. mais lan la góor nii la wala nga seqal copine nii la non question copine parce que doo comprendre ba nga cee njëkk a dugg xam nga du tey parce que avant may bàyyi xeesal. xeesaloon naa. mais dama jékki-jékki bàyyi. parce que dama gis loraange yi muy def. parce que tam jigéen laa mais am na ñeneen jigéen yoo xam ne. dañuy xeesal. ba ñu préparé émission sa nee na nga sama coupé la nee nga ma bëgg naa bàyyi. waaw bëgg naa bàyyi waaw mënuma bàyyi parce que xam nga da ngay ñuul nga jékki-jékki mu mel ne ma dog ci samay wax ñëw ci benn affaire boo xam ne bu ndaw rek ma wax la ci. parce que dama gis ñetti meer. mais meer bi nee na ñett lañu woon. mais ñaar ñi dañuy weex tàll. mais moom mu ñuul. ñuulaay bu rafet. mais bu ñuy dem ay soirée wala ñu dem ay foo xam ne ay grand théâtre bu ne. mais su demee ànd ak ñoom te ñooñu ëpp ñu ko xaas ëpp ñu ko dara. mais bu demee ñu xees ni la ñuy way ñu xees ni la ñuy tudd moom te pourtant ñee ëpp luñ ko dara. moom dafa mer benn jour bi mu retourné këram dañ jënd si woon ay tiba tout weex tàll nee na ay dama sol sama lu oyof nee na ma demee man la njëkk a tudd nee na mais tey bi mu demee ba nga xam ne xeesal indil na ko ay loraange lii na bu démb doon tey xam nga démb weesu na mais tey jii man mii damay ñaan pour bàyyi xeesal parce que xam naa ne xeesal baaxul. li ma ci dugal doo comprendre dégg nga ma la mënu ma la wax li tax ma dugg ci. mais il faut ñu comprendre. non 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 déedéet mais exemple donc dama la wax boobu man kooku loolu man kooku loolu ma ci dugal mais góor ñi am nañ ci solo parce que man dama gis ne man tey jii sama jëkkër man su ma xeesee dafa am benn sama diggante ma dafa am lu ciy joué. yaa ngi dégg mais su ma ñuulee day mel ne man damaa dof wala mu dara la daal. comprendre mel ni comme mel na yow rek waaw mi ngi mel ne sa genre parce que yow yaa ngi nii ma gis sa portable ku xees pecc fi
ne Sénégal góor jigéen ñu xees ñu la ñuy wër loolu nag foog ñu dinaa ci ñëw. waaye dinañ ci ñëw dinañ ñëw tout à l'heure waaye léegi moom xeesal bi jamono jii daal dafa jékki-jékki rek waaw lëmbe dëkk bi. waaw dëgg la parce que xam nga nit moo du doylu moom mukk li mu doon. nit du doylu mukk li mu doon il faut mu seet lu mu ci yokk. tubaab bi bugg ñu weex de. dañu bugg a bronzer. waaw dañuy bronzer. xoolal rek ma de ñii xeesal bugg ñoo nekk tubaab de. déedéet. dañu bugg a leer waaw loolu moom gën ko kii faut ñu comprendre du affaire complexe de tubaab de. parce que damay am ñun ñi fi xel ci nasaraan naan complexe moo tax ngeen koy def. déedéet loolu moom gën ko non tubaab yi. waaw chaque jour ñi ngi diwoo ay diw. di taal ay lamp ultraviolet pour mu lakk seen yaram pour ñu bronzer pour ñu am couleur bi nga xam ne mooy jege kii xeesal bi mu bëgg a doon. parce que kenn ku ne la nga doon. su fekkee da nga jàpp ne extrême la boo weexee trop da nga naan damaa weex trop boo ñuulee kuk nga ne damaa ñuul kuk. milieu bi ñuy bëgg boobu mooy tax kenn ku ne di seet loo mën a lijjanti pour yegsi. mais ñii xeesal jéem ñoo doon tubaab. foog benn ñaareel ba mooy góor ñi aussi ñoo ko def parce que bu fekkee ne dangaa ñuul xooluñ la nga xees ñu xool la nga ne mais kon. c'est ça kon y a un problème. c'est ça donc kooku tam c'est une réalité. beneen bi mooy man jàpp naa xam nga soxna Aïda wax na lu am solo. nee na man xam naa ne ba xeesal baaxul moom xam na ko. soxna si nee na la majeure partie ñi nga xam dañuy xeesal xam nañ ne baaxul. xam nañ ko mais problème bi mooy nan lañ mën a def pour protéger leen ñuy xeesal te du leen yàq man foofu laa bëgg science bi jublu foofu laa bëgg kii bi jublu. naka la ñuy protéger. pour man jigéen lépp lu mu def lu pour neex jëkkëram. vraiment lu baax la. mais nañ ko dimbale ba loolu muy def pour lu neex jëkkëram. mu bañ a indi lor. loraange parce que tey jii boo xoolee problème bi mooy lan xeesal naka la déparé au début da ngay gis koo xam ne ci temps bu njëkk dans les années 70 bi muy commencé ay garab yu daan faj ay boutons lañ daan utiliser gis kanam gi leer ñu toog rek mu gis ne ndaw si gis ne fu mu romb rek ñu koy commencé di tooñal yooyu te avant dawuñ ko xool donc mu ne ah ndeke kon lii nii kii na ñu ne ko waa noo leen ko xees mu ne dafa am na maa woon bouton ñu jox ma diwul sàngam au début xeesal bu njëkk sëlam rek la woon kanam gi rek ci des yëpp day am na benn tubaab bu laaj mu ne moom lu ko jaaxal mooy sénégalais yi seen kanam dafa rose seen yaram morom seen loxo ñuul seen tànk ñuul donc pour 3 couleurs daal moom comprendre lu lan la xam loolu ne affaire xeesal donc au début xeesal sël mu la woon boobu ñi ko doon gën a def mooy ñi gënoon a jógee ci sénégalais bon ñëpp xam nañ leen ñoo ko commencé bi ñu ko commencé ñu dem parce que ñoo gënoon a yeewu ci affaire yi jóge bi ñu commencé comprendre loolu ñu commencé di xeesal kanam bi ñu dem ba ci àgg am ñu ne non pourquoi ñu yem ci kanam bi ñu commencé di wàccee ba léegi yëpp la ñuy xeesal bu ko defee dañ koy jéem a maasel mais problème bi mooy da ngay commencé sa yaram nangu nga dem ba ci digg bi yaram bi résister nga gën a rokkos. noo gën a rokkosee te dafay am addition maanaam tey jii boo defee dara sa yaram jeexul nga dolli beneen day def addition te lépp loo xam ne mbirum cosmétique ba yow li nga doon diwoo sax. exactement dootul suffire en fait. exactement xam nga mbirum cosmétique. mooy loo xam ne ci kaw la war a yem dafa am derme am épiderme lépp lu war a dem ba ci biir loolu garab la lépp loo xam day dem ba ci biir garab la mais li ngay teg ci kaw bu yàggee mu senn dem ci biir donc ce qui fait que oui même yeneen produit cosmétique dina ko leeral donc même bu dul xeesal sax diw yi ñu diw suñu yaram su fekkee diw yi am na ay yenn principe actif yi mën na indi ay jéeya ndax gis nga par exemple crème xam nga diw bu ñuy fajal ci loxo moo tane diw bu ñuy dugal loxo ndax boo dugalee loxo da nga ciy dugalaat microbe da nga koy ensemencer jëlaat ko microbe yooyu nga diwaat ko sa yaram mu indilaat la yeneen problème comprendre nga donc moo tax diw yi dañ ciy def loo xam ne day rey microbe diw yoo loo xam ne day tax mu am texture diw ci dañ ciy def loo xam ne mooy tax mu ratax xam nga shampoing yi dañ koy def bu xaw a diis dafa am lu ñu ciy def pour mu xaw a diis xaw a crémé yooyu matériels yooyu ñu ciy yokk yëpp pour am yenn réaction yi yooyu yëpp dafay indi ay problème ëllëg ci sa yaram parce que nekkul produit yoo xam ne ay produits la yoo xam ne kii la alors donc ce qui fait que jigéen ñi
réew yëpp depuis égyptiens yi depuis Adama ak Awa ba léegi soo demoon ba dëkk ba nu mu tudd boo demoon Kenya dañuy diwoo ban pour rafet di jël seen yaram di ko bënn di ci def ay weñ di takk ay weñ xam nga takk weñ yëf dox la mais boo ko seetee dem nañ ba jàpp ne da ngay takk weñ mu rafet seetlu nga affaire bi xoolaatal bu baax di bënn seen nopp yi di bënn seen tuñ yi di ci dugal ay donc yooyu yëpp ñu ngi gaañ seen bopp pour rafet alors pour rafet bi pour lan la pour aussi góor ñi la kon su fekkee góor ñi ñooy xool ñu xees ñi xooluñ ñu ñuul ñi mais ñu ñuul ñi dinañ na xaaral ñu xees su fekkee góor ñi ñoo naa xoolatul ñu weex ñi su fekkee góor ñi ñoo xoolatul ñu weex tàll ñi mais di xool ñi nga xam ne dañoo bronzé dinañ dem bronzé wu alors donc léegi nag problème bi mooy comme loolu mënut a ñàkk parce que boo doon aaye xeesal fii ba suba duñ ko bàyyi kon man li ma xalaat mooy dañu war a jàpp nan lañu war a protéger ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ rafet wala bëgg nañ jonge te du leen yàqal donc loolu science affaire science lay doon dinañ ci laaj xalaat ki nga xam ne moom waaw voilà donc je pense que loolu c'est très important. C'est très important moment di nga wax nii waaw Pape Ousmane Cissé defe naa moom ak moom d'accord góor ñi am ngeen seen part de responsabilité lan moo ci sa xalaat. bien sûr mais balaa ma ñëw foofu noonu. même Mauritanie gii boo fa demee suñu mbokk naa ne. waaw xam nga ñoom dañuy toog benn période ñu jël ay produits yoo xam ne dañ koy utiliser. waaw toog 3 jours yoo xam ne ñu sang. waaw 3 wala lu ëpp sax. 3 jours yoo xam ne ñu sang. waaw yow Mali. ñu toog yenn fan yu bëri ñu sang. léegi nag bu ñu demee ba toog quelques jours ñu demee ba sang mais bu ñu génnee doo leen xàmmee. dañuy leer macha allah dañuy kii. xam nga yooyu ay méthodes la yoo xam ne mën nañu utiliser dañoo bëgg ci biir xeesal. bon wax na xam nga comme ci àdduna lañ nekk. te loolu du xeesal loolu ñu utiliser loolu. non xeesal genre ay xaw ma na leen mais genre saabu la. ok am ñu ko daan jaay fii sax. am naa sama copain yi grand jëlee foofu ci buy di. mais da nga koy c'est-à-dire boo ko diwoo. genre masque lay doon masque lay doon. ok da ngay xaar benn temps. fii nag gars yi xam nga Sénégal dañoo impatient. recherche de. man ci aphrodisiaque yi kooku rek ñoo seen ci ay recherche yi waaw waaw. il faut tamit nit ñi xam ni dañuy gëstu. dëgg la mais nekkul lépp lu ñu gëstu lu ñuy jëfandikoo. dëgg la ci baax nag dinañ ko jël. jëloo ko ñëpp ñu def ko. dëgg la mais nag bañ a safaan. dañ ne nag lii lu safaan la nag ñu bàyyi. parce que loolu mooy suñu rôle. dëgg la nga gis ni kon loolu. ay méthodes la yoo xam ne mën nañ ko utiliser sans pour autant bañ a xees mais il faut tamit ñu ñëwaat ci définition xeesal. waaw xeesal lañ bëgg wala leeral comme ni ko mën a c'est hyper important. am naa question personnelle bu ma ko war a poser moom. très bien léegi par rapport ak responsabilité yi ñu doon wax. àdduna tey góor ak jigéen a fi ne dina am ñun lu ñuy def loo xam ne ci suñu maanaam am nañ ci wàll. boo xam ne xëy na ñoo poussé jigéen ñi à ce que ñu comporté d'une manière boo xam ne warul demee noonu. Sénégal da ngeen comme ni nga xamante ne waaw comme ni nga xamante ne waaw mais ku ci nekk ak ses préférences. xam nga léegi aussi fiancé dafa bees ah. non parce que ba pare boo takkee jar boo takkee soxna. dañuy wax sa aawo mu ñuul. nga jékki-jékki takk deuxième femme mu xees. léegi xam nga aawo bi. day dem day xees boppam day jékki-jékki di dugg di leer tuuti tal xeesal booy dugg yaa ngi da ngay lii. man xam nga ci wàllu diine. soriwuma ci. mais am na borom xam-xam yoo xam ne ñoom ci différence entre jigéen bu xees ak ñuul dafa am ñoom leen ci yàlla lay wan ci ay message ci seen mbiru bopp. am na par exemple nitu yàlla yoo xam ne ci seen mbiru bopp maanaam am fu mu bëgg a toll ci dëgg la ci yàlla. mën nañ leen feeñu ne leen utal jigéen soo xamante ne dafa am couleur bu weex. dina am lii muy def waaw. li ma la ci télé laa ne boobu de beneen domaine la nag. télé laa ne. waaw waaw Ousmane ala ko ñëwaata li waay c'est intéressant. kon noonu la sa fiancé ki ngay bëgg a jël. mu daal di xees mu daal di xees. ba léegi man li may wax bañ naa ko ba dama leeral mani sama njàng ci alxuraan soriwul ak yu demee mais dégg naa ci wax man ni kilifa yu wax ni am na ci yenn borom xam-xam yoo xamante ni ci seen mbiru wilaaya ak ci seen mbiru maanaam jege yàlla mun nañ leen feeñ wax na ne utal la soxna su xees ndax dina la yokk nangam ak sàngam comme niñ leen waxee tamit utal la soxna su ñuul dina am lu mu yokk ci yow ci wàllu wilaaya loolu am na bu leen neexee ñu leen seen caméra laaj sëriñ si dinañ leen ko firi loolu am na loolu nag bokkut ak benn Sénégal bu simple nga xam ne xëy na amul yenn degré ci yàlla tolluwaay yooyu mais parce que dafa bëgg jël nit ku xees xëy na daf ko neex wala mu am préférence ci ku ñuul xëy na kii loolu bokkul xam nga ñeen nitu yàlla lañ dañu am ay feeñwaay mais liy bakkan encore une fois de plus mbiru bakkan mais mbiru bakkan mais ki bakkan mais yow ki nga li nga wax ni bu fekkee ne ki muy jël
lan moo ko leer ne kii xeesal parce que bu fekkee da nga ñëw. moom laa lay expliqué nii xam nga sax. non non weex rek nee na du question de xees laa ci jublu. question de xeesal laa ci jublu. mais question de teint la. teint waaw xam nga ni nga clair te doo xeesal. waaw léegi précision boobu ne. dafa am ci ñi nga xam ne sëriñ si wàllu wilaaya. dañ leen koy digal. waaw mais ut leen bu xees à la place de ñun comme ni nga xam ne nag dañ leen wax ne rek utal ko ñu à la place de xees. am na yenn Sénégalais dañu bëgg ku xeesal ñoom ñooy dem di jëndal seen jabar. waaw loolu am na loolu. xeesal du xeesal. waaw loolu nag benn mbir man moom boo nekk naan rek. naan sama jabar bii la mel wala. non amagoo sax mais tamit dafa am koy labal. waaw wala ki may labal bii la mel ak yooyu moom du ma ko wax. waaw waaye nag bu la amee loo ci yeneen ku xees moom saf na la lool. waaw man nag am naa benn sujet boo xam te ne personnellement ça m'intéresse bu diggante leeral ak xeesal dinañ ci ñëw après mais lan mooy technique yi jamono technique xeesal xam nga gars yi xale yi léegi dañuy doon jekku carrément waxtaan la. waaw dëgg la technique yu bëri dafay balaa ma lay tontu juste intervention bi Ousmane defoon ak monsieur Ndao ma sànni de kii rek. à propos de produits yi nga xamante ne les femmes mauritaniennes maliennes yi même sénégalaises yi autant. dañ koy utiliser di diw loo xam ne à base de savon la. mélange lay doon. donc seen yaram yëpp. nekk nag loo xam ne naaj du leen tiim. ñu nekk sol ay mbuus toog pendant 3 jours. bu ñu génn mais moom nee na du xeesal. bu ñu génnee rek daal di weex taal. loolu moom xeesal la. c'est une pratique bu xeesal la bokk na ci pratique bu xeesal la. te loolu dafa grave parce que dafa am ci biir produit bi naan mercure. te mercure boobu c'est un poison la pour poison la pour organisme bi yooyu nag mooy joxe ay insuffisance. kon du savon kese nii rek. du savon kese y a d'autres produits yu ñu ciy mélangé. à savoir le mercure. savon mélange savon yi def sax dafa am jamono yii aussi laay ñëw kañ après. dafa am mercure ci biir te mercure boobu loo koy gën di utiliser. dans le temps ça veut pas dire que nga koy utiliser tey mu jox la insuffisance rénale. mais boo koy faral di utiliser dans le temps. bu yàggee mercure bi dana la indil problème insuffisance rénale donc c'est une pratique benn ci pratique de dépigmentation yi. mais kon xam naa ni boobu bokkul kon ak bi ma wax parce que man bi ma lay wax benn genre de produit la boo xam boo gisee dafa mel ni comme couleur u lem dafa xaw a sombre ni nga xam ne dañ koy utiliser man mii di wax ak yow sax jënd naa ci. utiliser pendant 1 mois. non man mii utiliser naa pendant 1 mois. utiliser nga lool. mais macha allah. xeesaluma parce que man ay xeesal yooyu. y a des effets dina am effet leeral. comme tu as xam naa ute na ak bi ngay wax nii. xam naa yow suñu. waaw parce que suñu kooku bi noonu carrément wàññi na ko. nga xaw a leeral noonu xaw a baaxee waaw mais macha allah xaw na kii daal. xaw na leeral. non leeral comme nii. waaw mais loolu sax mais waaw produit boo diw sa yaram boo xam ne day filtrer ultraviolet yi. day tax doo bronzer. parce que boo xoolee ñi taxaw ci naaj ñooy gën a ñuul. boo xoolee policiers yi dañuy ñuul kukk. parce que toujours ñi ci naaj bi dañuy bronzer te poussière kii bi fumée oto yi dañuy ñuul alors donc léegi yow bu fekkee da ngaa nëbbatu naaj bi bu yàggee da ngay xees. non doogu ma la sax mi ngi mel ne tamit ngay xeesal soo génn ci naaj bi da ngay gaaw a yàqu mais ñiy toog ci climatiseur yi toog seen biir kër dara naaj laalu leen ñooñu mën nañ xeesal lu yàgg te du am benn effet. waaw kon kay mën nañoo ne Pape Ousmane il l'a fait pendant 1 mois. lu tax bu yeexu taal parce que da doon génn di liggéey. en tout cas daal ci pratique bu xeesal yi. ci pratique bu xeesal yi. ci la bokk dañoo xeesal jàppal boobu. kon nag bokkul ak boobu nag kon. parce que li wax dañoo xeesal te xamuloo ko woon. non bokkul ak dañoo xeesal dañoo génn di naaj bi dina la ko bu may mais dama gis ne ma xeesaloo xam parce que man ni nga gis ni yow sa qualité man ni mu wóone carrément da ngay xeesal da nga mos a laal xeesal man am na sax beneen boo xamante ne xam naa ci non man ci kii ni ma gis ay termes ak ni ñu waxee noonu gaw ma ne dina laal produit boo xam ne day soppeeku dinaa la wax wala dinaa la wax benn technique boo xamante ne fii ak jeextal émission bi boo koy utiliser du jar sax ngay dugg ay xeesal yooyu loolu moom dama. non loolu moom jàngoo ko man. xaaral ma xam ne yàlla na ma koo wax moom. man dama bëgg a bàyyi xeesal xam naa ne moom man ma daal laay ñaan benn scoop la pour sénégalais yëpp yi nga xam ne. waa léegi xeesal yu demee noonu. waa ñu bàyyi ko am naa boo xamante ne ci njeextalu émission. voilà su ma ko waxee ñu utiliser ko. non mënoo def kenn mën a utiliser dama incha allah dinañ gis soppeeku te du jar ñu utiliser. non 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 jàngoo ko nag. kii daal laa soxla man conseil am. voilà léegi nag médecin bi ko jàng dañuy déglu. waaw kay man waaw. deuxième point bi ñu monsieur Ndao waxoon à propos accompagner les femmes parce que effectivement
kanam le teint critère de beauté la. donc on doit pouvoir accompagner les femmes mais man li ma mënul cautionner. moom mooy utiliser des produits médicamenteux loo xam ne médicament la dafa war a faj à des fins cosmétiques. loolu moom c'est pas normal donc boo ñëwee dans un service de dermatologie wala ñi nga xam ne jàng nañ ci wàllu affaire mën nañ la conseiller. parce que nit ki di nga am ay acné. di nga nekk ci naaj bi du ñëpp a nekk ci clim. am na yoo xam ne dañuy jaay ci marché et tout loolu yëpp am na loo xam mën nañ leen conseiller ñu xam ne du ñu ñuul. wala bu ñu amee ay taches am na produit mën nañ leen conseiller. mais li ñuy utiliser ni sur le marché dermocorticoïdes yi ay médicaments la. donc loolu constat nañ piqûre bi nag. voilà piqûre bi nag loolu benn phénomène bu bees la bu génn bu doy waar bu grave voilà. da nga koy piqûre da nga koy piqûre wala nga naan ko sous forme de gel. ok nga weex tàll. nga weex tàll boobu aussi médicament la boo xamante c'était destiné à ak ay feebaru neurologie. mooy mag yi mooy ay malade de Parkinson Alzheimer mooy feebaru neurologie yu mag yi. garab boobu ñooñu la war a faj parce que ñoom. seen xel di dem parce que ñoom seen neer yi xam nga nit ki bu juddoo day am ay neer yu bëri. léegi nag lu muy gën di kii neer yi dafay dee di dee. te du ñëwaat. léegi ñoom seen feebar dafay gaaw a di jeex. bu ko defee ne seen xel day dem. ñuy lox di am ay problème neurologique. léegi nag garab yooyu c'est pour faj genre boobu. wala ay cancer. garab boobu. loolu moo ko def piqûre la wala ay gel. léegi nag bu ñu gisee nit ñi di utiliser loolu dafa am effet secondaire éclaircissant. en même temps mi ngi faj feebar yooyu mais effet secondaire bi da lay xeesal. gars yi nag dañuy seetlu ne kii bu ko utiliser mi ngi xees. léegi nag ñu détourné nag kii boobu pour di ko xeesal. loolu garaaw la de. voilà kon léegi effet secondaire yu garaaw la war a effet secondaire loolu la. léegi nag boo ko utiliser da lay xeesal. carrément. jamono ji xale yi jigéen ñi ci kaw ba ci suuf. ci kaw ba ci suuf doo am benn tâche. moom xees pecc ngay def. les stars américaines dañ koy utiliser. dañuy def ay Rihanna. waaw dañ koy utiliser. Beyoncé beaucoup de stars américaines. dañ koy def. ok voilà. mais léegi xanaa léegi parce que léegi xanaa dafa cher parce que ñu bëri boo waxee ñu ne xanaa yow da nga jël piqûre bi wala nga jël gel bi. cher na ba léegi. mais xam nga nit ki produit bu commencé di bëri ci dëkk rek day bëri contrefaçon. bu ko defee kenn xam ban façon produit la. te li ñuy bind ci étiquetage ci composition bi. du nekk lu loolu lay nekk réalité. te loolu ay produits chimiques la. doo xam kan moo koy fabriqué ndax ñu ko fabriqué composition bi normal la. donc boo ko jëlee dina la def effet blanchissant boobu nga xees pecc. mais ci suuf au fur et à mesure comme xeesal bi ñuy utiliser. traditionnellement boo ko yàggee utiliser mën na indi ay def. waaw mais balaa ma ñëw ci sama question leeral bi moom am na aussi góor ñu xeesal. jamono ji ci Sénégal côté. waaw xam nga toujours xam nga léegi dañoo nekk ci réew moo xam ne dafa nekk li ñuy wax village. xam nga su ma bëggoon dañuy seetantal li ñu gis ci télé bi rek dañuy jàpp ne noonu moo kii dañuy da ngay gis gars yi dañuy wàccee seen tubéy duñu yëga tubéy xam nga lu mu indil waral ji seen tubéy. parce que Amérique moo xamante loolu roller yooyu. parce que Amérique soo bëggee wane ne yow jàmbaar la da ngay wane ne yow pare nga pour ñu yóbbu la police. waaw te buñ ku ñu jàpp suñ la yóbboo violon dañuy rocc sa ceinture tubéy di wàcc. su ko defee loolu tax loolu foofu la histoire boobu jógee. mais ñu bëri dañuy wàcc tubéy di kii xam nga lu war a wàcc tubéy. xamuñu historique bi parce que kuñ jàpp rocc nañ sa ceinture ndax dañuy bañ nga xaroo foofu la bu ko defee tubéy ji lay wàcc. léegi nag soo wàccee tubéy da ngay wane ne yow pare nga pour tout suñu yóbbu la. jàpp la rocc sa ceinture nga soxla loolu la ñuy jël di copier rek gis nañ tubéy yi wàcc ñuy wàcce tubéy. donc suñu fekkee ne dañuy seetaan télé gis woykat yi di xees ñu ne ah oui kon lii moo ñu branché boo xoolee nag am na dëkk yoo xam ne yu mel ni Congo ñoom foofu daf naturel ci ñoom ñëpp dañuy xees te dañuy gën télé di woy ay woy yu neex gars yi ñuy seetaan jàpp ne lii moo normal donc Congolais yooyu am na ñu nekk fii ñoom seen kii c'est normal pour ñoom ñu xees Sénégal yi commencé leen gis ñu xeesal ñu commencé di leen topp donc loolu mooy mais bu njëkk Sénégal soo nee góor gi xeesal c'était un scandale lu garaaw la woon mais dem na ba léegi comme ni ngi gis gars yi ñuy kii xeesal dina am donc dina am tam ñoo xam ne accident la parce que dañ doon faju dara wala seen jabar seen bu ñu yeew suba teel seen jiwu jabar wala ñu doo jiwu jabar loolu yëpp da koy am mais fi mu jógee ci loolu la waaw ndax su dëkk yooyu ñoo njëkk a xeesal boo koy xool te ñoom loolu de c'est devenu normal ci ñoom
comme léegi ñooñu suñuy mbokk lañ léegi ñëw fii. di def fi dëkk yooyu ñu leen di gis chaque jour. et puis góor ñi léegi nag dañoo bëgg seen bopp docteur donc ci góor ñi di xeesal avant ñuy ñëw ci sama ci leeral ma doon wax. donc phénomène la boo xamante ne de plus en plus ñu ngi koy gis am na ay xeesal yoo xam ne accidentellement la dañuy jël seen jiwu jabar yi comme tubaab yi duñu xam am ñoo xamante ne volontairement dañ koy def surtout ñi nga xamante ne ñu ngi nekk milieu télé. waaw ñu artistes yi. waaw oui dañ koy def. artistes yi ñi nga xamante ne ce sont dans les services d'accueil ci service accueil yi. dañ koy def parce que il faut nga leer il faut nga présentable donc de plus en plus góor yaa koy def. ok de plus en plus man sama question moom mooy xam nga fële sama mbokk immigré yi dañu jël genre style nappi girl c'est-à-dire que route mais da ngay bëgg defar sa yaram xam nga jigéen léegi nag nasaraan yi dañu ñu génne ñu ay produits yoo xamante ne ni am nee nañ ñu loolu lañ ñuy wax amul hydroquinone du xeesal xam nga mais dafay day rafetal sa teint yow en tant que femme africaine gën la kii daal donc man su ma ko yàgg naa ko dugg nag waaw dama koy dugg boobu dama koy dugg amul hydroquinone est-ce que damay leer. mooy diggoo ma di nga ni. ah kay ma bamtuwaat ko. kii wóor na ni bii la man diggante Belgique ak Paris waa parisien yi dinañ xam wax li may wax. dëgg la. nekkul ay produits xeesal carrément Q plus xaw ma demee noonu déedéet. ay gamme yu bees la ñu ne à base de plomb c'est pour les femmes africaines. yi nga xamante ne dañoo bëgg a conserver seen peau noire. donc ak hiver bi buñ ko diwoo ak ay savon da ngay leer doo xees. te man damay xool bu baax du am hydroquinone te sooy dugg damay ne carrément man du ma xeesal dina ma ko jëlal bii donc waaw léegi man. produit xeesal yi du hydroquinone rek dafa bëri ay façon. waaw est-ce que maa ngi doon xeesal wala. ça dépend ci produit parce que am na ay produits hydratants. waaw ay produits xam dafay dundal parce que der aussi dafay dund. c'est ça der dafay dund am na dafay gën a dundal sa der. lii sa yaram di soxla ay nutriments ay lu baax. am na produit yoo xam ne day nourrir sa peau. mais comme yaa ngay utiliser yow. c'est produit dermatologique naturel. non du ma publicité. mais man je n'utilise pas du ma utiliser xeesal. ok mosuma ko utiliser. produit yi nekk pharmacie ngay jël. voilà pharmacie ou même dans le marché. ok dans le marché am na ay produits yoo xamante ne parce que produit pharmacie bi ñëpp am moyen. waaw man dama naan sa femme saa yu kenn ñëwee dama naan la sa budget nan la toll. est-ce que mën nga jënd garab à hauteur de temps à hauteur de temps. bu fekkee mënuloo nga jël jiw bu 1500 wala 2000. waaw ci cosmétique bi. loo xamante ne du la gaañ. très bien donc loolu la. waaw produit xeesal du hydroquinone rek. bëri na ay façon am na ay corticoïdes. yu nekk ci produit yi am na ay acide de fruits. yu nekk loolu yëpp dafa am ay vertus éclaircies. kon que loolu publicité mensongère la ko publicité base de carotte bi nag baax na. base de carotte bi du ma ne bon na parce que carotte aussi dafa am lu muy def carotène. ñu nekk ci biir dafa am loo xam ne c'est bien pour la peau. waaw am na ay produits dermatologiques yoo xam ne ñun dañ koy conseiller à base de carotène. mais man dama gis yenn saa yi nga dem ci dermatologue mais mu jox la jiw yoo xam ne produit xeesal la. limon aussi vitamine C la vitamine C aussi am na lu muy def ci mais man damay dem ci yéen leen saa damay gis ku dem ci dermato mu ñëw mu jox ko bindal ko loo xam ne da koy diwoo mais day xees. waaw loolu dinañ ci ñëw parce que wax nga ma ko sax mu ne ma bëggatuñu léegi comme ngay xeesal nga jékki-jékki rek ñu arrêté la ba nga arrêté déedéet daf dañ lay accompagner mais piqûre bi xam nga piqûre la mais mënoo ko piqûre sa bopp kan moo lay piqûre. kan mooy femme yi kan moo lay. institut wala ñi nga xamante ne ils se disent cosmétologue xam nga léegi ku ci nekk mën nga. cosmétologue am na ñoo xam ne dañu naan dermatologie cosmétologie da nga koy gis ci boutique yi. mais am na sax ñu koy piquer seen bopp matin. donc loo gis ki nag boo mënul piquer nga jël gel yi. peut-être c'est plus facile d'utilisation moo gën a yomb jël. d'accord voilà. donc effet secondaire yi balaa ñu ñëw ci moom scoop bi muy wax tout à l'heure effet secondaire wu xeesal. piqûre bi surtout ak it. voilà effet secondaire wu xeesal bëri na pour méthode bu bees bi nga xam ne moom la ñu wax muy piqûre ak gel yi. effet secondaire yi moom mooy effet secondaire sur le plan neurologique mooy maanaam ci cerveau ak ci say cellules mën na la ci indil ay jafe-jafe. mën na la indi insuffisance rénale insuffisance cardiaque surtout injection bi moom moo gën a grave mën na dem sax ba ci arrêt cardiaque. bu fekkee yaa ngi koy utilisé parce que injection bi pour mu jox la effet xeesal il faut nga koy piqûre benn 1 à 3 fois par jour. waaw par jour waaw te il faut nga toog 1 mois pour nga commencer di gis effet.
traitement d'attaque bi 3 mois la ensuite il faut nga entretenir pour bañ a ñuulaat fu mel ni xeesa rek nga accélérer affaire yi ba mu mat 3 mois nga bàyyi da ngay ñuulaat donc dina am loo xamante di ko garder pour maintenir sa teint donc au fur et à mesure tout le temps ngay utiliser loolu muy accumuler ci deret bi daf lay indi ay jafe-jafe. te aussi naxaate yi dafa am ci affaire produit xeesal bi parce que dinañ la wax benn produit ne la à base de carotte la mais fekk na mélangé nañ ci leneen loo xam ne day réagir. exactement comme nga wax ni am na carotte ok mais am na leneen lu ci mélangé donc te lu mu expliquer c'est très important. maanaam tey jii ñoom ci seen bopp sax defoon nañ benn film bu xam ne dawal nañ ko boo xam ne nga gis cancer yeeg problème yi muy andi. ak suñu consoeur Khadija moo tax man fi may waxee moo tax ma ni ñu accompagner waxuma pour docteur bi jox la loo xam ne médicament la pour nga xeesal mais accompagner mooy docteur bi ne la soo bëggee am teint bu rafet produit yi c'est pas dangereux pour yow wala danger bi c'est moindre su fekkee respecté nga tel ñu accompagner leen nga xam ne jigéen ji bëgg a rafet dina rafet fekk ne lu muy utiliser am na borom xam-xam bu nekkul lii kat boo ko utiliser waaw du la indil ngaañ bi nga xam ne moom la côté boobu laa bëgg ñu ak aussi africain yi aussi comme dañ am problème boobu nga xam ne luñ bëgg régler la na borom xam-xam yi docteurs yi fexe ba pousse communauté internationale ñu réfléchir créer ay produits yoo xam ne nit ki dina ko mën a def changer sa teint ni ñu ko bëggee sans que mu am ay effets secondaires. ñu pousse recherche bi dans ce sens là parce que tamit loolu aussi c'est donc ñu ngi ci njeexitalu émission bi dañuy jox donc parole donc Pape Ousmane Cissé et puis aussi bëgg naa laaj moom lan lay jëfandikoo parce que macha allah weexul tàll de xam naa jëfandikoo piqûre mais non jamais piqûre wuloo yàlla tere voilà donc juste rek ndax da ngay mélange wala ndax le charme lay jëlal ñoom seen yooyu non ay tube crème rek da ngay mélange waaw mélange tube crème bi daal di ñëw rek daal di waaw mais piqûre mati jamais xalaatuma ko sax mosoo piqûre xaw ma ko sax dama koy dégg nii rek d'accord mais xaw ma Pape Ousmane lan mooy scoop bi ngay expliqué ne voilà waaw li ma wax nii nag mati lu am solo la dañu caaxaan ak yooyu ñëpp ne nañ ci gis nga tey waaw jigéen ñi nga xam ne dañuy xeesal wala bëgg a leer nañ tegee produit yi ne ma jox leen loo xam te nag bu ñu xool ci man maa leen koy jox man fi ma ko jëlee la kon nag mbokku téléspectateurs yi bësal pause mbokku téléspectateurs yi Pape Ousmane Cissé te instant yi moment ndaw mi ngi ni docteur Fall mi ngi ni ñëpp a ngi ne fu ñu ay daan ne xëj ay def donc ñëpp na leen pause déglu Pape Ousmane Cissé le scoop ok lii la képp ku ci bëgg a leer nga bëgg a am teint bu rafet bu utiliser benn produit takkool lii ma lay wax ni soo ko defee insha allahu taala di nga gis ci yow loo xam ne jar woon nga utiliser produit lenn la mooy la fexeel ngay julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy salatul fatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim boo takkoo lii maa la ko wax léegi nga génn ñu laaj la fan nga jóge parce que li tax ma koy wax mooy Pape Ousmane Cissé Pape Ousmane Cissé li tax ma koy wax damay def firnde Pape Ousmane Cissé man su may yëg avion maa koy def su may dugg ci taxi maa koy def su may toog sama kër maa koy def waaye man yaa ngi leer doon de mais man yaa ngi leer man li wax dëgg la yow li nga wax mooy dëgg la ñëpp na doy waar laa ko jëlee waaw non wax na waxuma nag lu wóor la wax waxuma nag salatu dëgg la wax dëgg la wax lu wóor la dëgg la boo xamante ne ci làmmiñ lay yem li ma la wax ni ci xol lay aju parce que xam nga tax ci xol lay aju waaw xaaral ma ñëw mati nag loolu moom mënunam la li ma la wax Ousmane yéeme la xoolal dama koy xam li ngay wax ci kii xam naa billaahi mën naa cee wax fukkam dëgg la moo tax man la yow dangay bugguma sax moo tax xoolal bi nga waxee loolu rek laa pare nangu xaaral ma dëgg la am benn góor bu baax boo xam te ne Sénégal ñëpp xam ne muy Cheikh Mamadou Insa mu ne nit mu ne li nekk ci xolu doomu aadama soo ko bëggee xam ne xoolal kanam mu ne xar kanam mooy tegtal li nekk ci xolu doomu aadama dëgg la mu ne boo ko bëggee comprendre xam nga nan la mel CD boo ko jëlee di ko dugal ci benn moo ne CD yi ngay gis ni nee na CD bu ma la ko joxee ni mën a xam image bi nekk tant que dugaloo ko ci benn lecteur mu propulser image boobu ci écran nga mën a xam lii moo ci nekk mu ne nag kanam doomu aadama mooy écran bi léegi nag CD boobu mooy xol bi
léegi mu ne nag boo takkook salaatul fatihi di ko wax comme ni ma la ko waxee nii nga teewlu ànd ak teewlu bu mag mu jóge ca xol loolu mooy ball ci sa kanam ndax loolu julli ci yonent bi de ku ne taar bàyyi yonent bi maanaam fu ñuy tuddee taar boo yegsee si yonent bi taxaw dëgg la xam ni mooy jëmmi taar te loolu sax lu koy firndeel moom mooy da ngay gis nitu diine li ma wax ñu ne da ngay jékki-jékki dafa am dañuy leer ñu ànd ak leer loolu ngay bàyyi loolu ngay ku ci bëggoon xam dara demal nga ne jàkk Cheikh Mamadou Insa da ngay toog loolu moom mooy sama dénominateur comme mag moom da ngay toog waaw da ngay toog gis nga lii la ku bëgg a bàyyi na ñëpp ba xeesal sama dénominateur mu jox yéen mooy Cheikh El Ibsa El Hadj Ibrahima kooku nga doon jënd taar dafa am solo Fatia kese la danga daan gis xoolal nettali na mag yi nettali na Cheikh Ibrahima da nga daan ñëw fekk ko benn jamono mu ñuul nga ñëwaat beneen jamono fekk mu weex tax te ñooñu duñ diw ay produits duñ ci mais lan moo leen ko may buñ delloo ci loolu rek dinañ bàyyi nii yëpp li nga xam ne nekk dëgg-dëgg am na fu mbir yi nekkee te mu baax te day jëriñ askan bi te doo ci gaañ dëgg la nañ ko def buñ ko defee léegi sallahu taala dëgg la non li Casamance wax waaw d'accord naa moo tax bi nga waxee dama noppi parce que man am na loo xam ne boo ko waxee mu doon dëgg gu wóor damay nangu nga waaw bu baax donc balaa ngay remercier donc docteur Fall bon moom wax na xalaatam mais yow en tant que médecin solution yi lan la. Man solution peut-être bi may joxe ce sera beaucoup plus large parce que domaine religieux peut-être boo il y a des non-musulmans. donc peut-être donc on s'adresse à benn population bu gën a large. donc li may wax rek moom mooy rester naturel. kese lekk bu sell parce que li ñuy lekk produits yi ñuy lekk aliments yi. nutriments yi c'est vrai dina baax ci suñu organes yi mais peau bi aussi organe la. dina baax ci peau bi dina nit ñi nourrir peau bi ñu utiliser ay produits yoo xamante ne naturel la dina mën a nourrir suñu peau hydrater suñu peau te bañ a fees. voilà maintenant boo amee problème mu ay pigmentation c'est vrai que naaj la ñu nekk. dañuy am ay acné dañuy am ay. ay cernes ak ay rafetul. sama dëgg yàlla nga approché wu ci koo xamante ne xam-xamam màcc na ci loolu mën la jàppale peut-être accès bi sax yombul parce que jënd tube 500 francs mu kii la moo gën a yomb dem ci dermatologue consultation 5000 et cetera et des produits chers loolu aussi xam nañ ne yombul mais ñu suñu devoir mooy sensibiliser wax ne produits yi baaxul ci yaram à la longue mën nañ ay jafe-jafe complication yi et que ñi nga xam ne te bëgg nañ bàyyi parce que xam naa ne ay de moom bëgg na bàyyi. ñu bëgg a bàyyi mun nga leen jàppale ñu approché wu ci dermatologue yi. bu ñu jékki-jékki rek bàyyi. parce que loolu aussi effet rebond bi mu wax. bi mu bàyyee dafa ñuulaat foofu. loolu aussi dafay kii effet rebond la. parce que corticoïde la boo ko jékki-jékki rek bàyyi même corticoïde yi ñuy joxe comme médicament. ñu du ñu jékki-jékki rek di bàyyi ko. c'est dans le temps. donc suivi lay doon mun ma wax ne da nga koy bàyyi def bi. il faut toujours se rapprocher d'un dermatologue pour mu mën la conseiller. nga xam ne dina mën a maintenir un teint acceptable. bu ñëpp mën a xool. maintenant amoon na benn question sur leeral ak xees. différence bi c'est la quantité de produits utilisés. quantité produit bi comme par exemple bu fekkee yow da ngay utiliser 2 tubes. effet bi muy am ci yow ak ki utiliser 5 tubes du nekk benn. ki utiliser 5 tubes mooy gën a xees. waaw effet bi moom mooy gën a majoré. mooy gën a gaaw am ko xeesal voilà kooku gën a am aw mën naa leeral da nga ak ma daal benn tube laay jël. kooku yaa ngi leeral mais ku utiliser plus de 3 tubes kooku da ngay xeesal. dëgg la dëgg la quantité bi daal moom mooy différence. En tout cas, un grand merci, docteur Lalla Fall, vraiment disponibilité. te lu mu fi wax aussi am na solo lool. bu baax saa yu waxee rek day wax lu am solo tënku ko nag. kon nag docteur Fall ñu ngi lay remercier Africa 7 képp ñu ngi lay remercier. voilà aussi au nom de l'association. professeur Fatima Tali mi ngi nekk polyclinique. ñu ngi koy nuyu au passage. association Aïda di def beaucoup de sensibilisation waruñu leen stigmatiser. léegi li ngeen def baaxul daal di leen stigmatiser. man di nga ma gis sax dinaa la seet si. sama dama xam ne xeesal baaxul mais dinaa la seet si. ko conseil yi nii xëcc leen. conseil leen moom moo ëpp solo di leen xas. dëgg la aussi xeesal lu bon la. dëgg la lu bon lu pour rafetal la. dëgg la pour nga rafet mën a acceptable ci société bi. dëgg la donc nekkul lu ñuy ngàññi mais dañ leen di sensibiliser des dangers qu'il y a ci certains produits. très important bon donc ce dernier mot. sama dernier mot mooy jigéen su fekkee ne jàpp nga ne teint bi nga yor neexu la. wala melokaan bi nga yor neexu la. jéem a la créer say fenn. ba tax nga xoromu ba tax. suñ la gisee. su fekkoon ne jàpp ne da ngaa lëndëm sax dañuy jàpp ne da ngaa leer. ndax tout est dans la tête. tout est dans la tête donc su fekkee nekk nga koo xam ne. xoromu nga ba tax foo romb ñu wax. ci yow lu baax. nekkul ni couleur bi rek la couleur bi apparence bi nekk na mais à côté apparence bi tam li nekk ci biir
comme li mu doon wax rek li nekk ci biir mooy xol bi mooy lu rafet bi. te loolu bu feeñee rek dootuñ gis défaut yi. di nga gis koo xam ni dafa ñaaw mais kenn du gis ne ñaaw na. nga gis koo xam dafa rafet kenn du gis ne rafet parce que accompagnement bi jikko bi mooy tax dootuñ xool loolu. donc kon liggéey bi daal yaakaar naa mën nañu rafet te fekk luy xees. dëgg la en tout cas maa ngi koy remercier lu bari moment taw bu Ascosen suñu partenaire la mais ku am coloré la. donc depuis Walfadjri ba tey te moom nag xam naa ne am émission boo xamante ne dañ ko def ci association consommateurs yi. te moom it am na lu am solo loo xamante ne nii def na ko fii ci Sénégal. donc defe naa moom war nañu war a mën a bind livre ci moom. vraiment ñu koy delloo njukkal. jamono ji ci Sénégal bi voilà donc vraiment kilifa la fii ci dëkk bi. Sénégal dañu war nag bu ñu amee ay nit de valeur personne de valeur ñu leen di yëkkati tuuti ci kaw kon nag Momar vraiment ñu la remercier lu bare ci sa simplicité sa humilité. te réew mi ñëpp bëgg nañ la nag ñëpp la bëgg ci location yeeg ci lépp ñëpp estimilaaxi ñoom ñëpp di remercier aussi jabaram Salma dama ko remercier lu bare sama fans la kooku moom dama ko bëggal sama bopp ba di ko remercier lu bare Salma voilà donc Aïda Diakhaté aussi depuis des années et des années aussi moom it mën nañ ne kóllëre moo tax suñu diggante te aussi sa courage ak sa franchise encore une fois ñu ngi koy loué ñu la remercier aussi ce dernier mot. mais man tam nu ma mën a def dama lay gërëm. waaw ma xam nga man moom bëgguma. non da nga bëgg yow li ma booleeg yow loo xam ne 17 ans 20 ans. dafa yàgg. mais nit ku baax nga daal. nee naa la ëmb ak la nga xam ne moo ñu boole mag yow du fii laay toog di ko wax. mais damay def rek nee la dama lay gërëm. foofu rek laa mën a yem. mais nag nu ma mën a def mati gërëm sama ñaari waajur. parce que man dama teel a ñàkk waajur bu jigéen ak bu góor. léegi nag may gërëm sama magu yaay bi nga xam ne. yàlla dafa def mu tawat. may ñaan yàlla yëkkati ko fëgg boppam. mu nekkat ci activité ma. di gërëmaat sama rakku yaay bu ñuy wax Ndoyekati Ñang ak sama magu yaay boo xam ne dañ koy wax Lat Sall Ñang soxna Lat Sall ak soxna Ndoyekati Ñang ñooñu sama yaay lañu ma leen di nuyu parce que ñoom dañ ma bëgg bu ma nekkee ci naka sudul noonu dañ may ne lii la ma leen di déglu kon ñooñu aw ma ñu leen sut moo tax ñooñu mënuma toog fii te du ma leen déglu di gërëm tam Aïda Sylla ak Marie-Jean samay cousine di gërëm ñëpp ñoom Aïda Gaye ñëpp daal maa ngi leen di gërëm waa HLM 5 ñëpp yow daal maa ngi lay gërëm di la ñaanal jàmm di ñaan mbir mi nag gën a yokk gën a yaatu ci jëmmi Serigne Touba yàlla na ko yàlla def nit ku baax nga tëngalu la. merci beaucoup ñu ngi remercier aussi Pape Ousmane ah. waaw jaajëf ñu ngi remercier ñi nga xamante ne ñoom la ñu invité ci plateau bi parce que plateau bi ñoo ko bokk. mais aussi di remercier téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñu seetaan. di ñu woo vraiment di rafetlu émission bi te ci 4e numéro bi lañ nekk. donc ñu wane ni. li ñuy def neex na leen. te bëgg nañ aussi tamit ñu gën ko yaatal te ñu leen wax ni incha allah. xam naa Mati di nga ci ñëw sax 2015 bi ñu leen waajal beneen sujet boo xam ne incha allah. yu tàng lay doon. loo xam ne day collé toujours ak actualité ak li nga xamante ne moo leen soxal. ñu ciy nekk tout le temps di leen remercier ci confiance bi ñu am ci ñun ak témoignage yi ñuy témoigner que ni ñu ngi seetaan te ñu ngi rafet lu ñuy def daal. ñu leen jaajëfal. waaw kon nag encore une fois ñu ngi remercier professeur Fatima Tali moom mi ak aussi vraiment encore une fois docteur Fall Lalla Fall émission bi am na solo lool équipe bi aussi gis ngeen plateau bu yaa ngi bi donc loolu moom dama bëgg vraiment ñun ci suñu bopp ñu applaudir donc l'équipe vraiment bu baax a baax Youssou réalisateur donc maa ngi koy remercier Père Las mi bëgg café gi ci café gi ñu koy remercier Djeylani également Mansour 1 ak Mansour 2 Mansour 1 mu ma bëgg photo Mansour 2 dama koy xoolee ndeysaan comme sama waajur bu góor bi laa ko def moom isbu la woon donc Mansour dama ko bëgg sama biir xol moom moo nekk ni à mes côtés Assane aussi borom Deadbox voilà sama mbokk Deadbox bi Alain Xeesa Boy maa ngi koy remercier lu bari Junior aussi maa ngi koy remercier moom moo jàkkaarloo ak man ak it Cheikh donc Cheikh moom mooy xam nga musculation yi donc di nuyu donc aussi Khady ci maquillage bi aussi Mohamed Roller Timour aussi Timour maa ngi koy remercier lu bari ba mo suñu monsieur waaw tout doit être carré donc maa ngi koy remercier ak aussi Padros Khady moom nag bëggul leen ci xeesal moom leen ci xeesal di nuyu aussi donc Mohamed moom itamit tout doit être carré Mohamed Ba kon nag remercier leen lu bari SOS Conso 4e numéro lii la donc ba beneen